xoolal ma Macky Sall kii doy na président. donc jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen ko doon wax ne 1h 2h Benno Bokk Yaakaar APR ñoo jël heure bi ñu ngi am fii ak ki nga xam ne nii mooy son excellence El Hadj Ndanga Ndao waaye tey foog naa ne dafay ñëw en tant que membre APR ak Benno Bokk Yaakaar indi waxtaan boo xam ne nii nit ñi dañ ko jëriñoo ñu ngi xaar tamit suñu mbokk Sëñ Fallou moom it mu dugg. kon monsieur Ndao ñu bàyyi la nga dugg ak auditeurs yi ci li nga xam ne nii bu ngeen ko indi ak ñoom waxtaan ak ñoom ñuy rafetlu tamit ànd bi nga xam ne ànd ngeen ci Sunu Afrique bisimilah. El Hadj maa ngi lay nuyu di la remercier ci temps d'antenne bi ñuy jox ci sa programme. di nuyu ñi nga xam ne ñi lu yëpp programme Sunu Afrique. di nuyu Sénégalais yi nga xam ne yi ngi nekk fii yëpp ci États-Unis d'Amérique ak aussi ñu nekk Sénégal di am mbégte waxtu wi ni ñuy wooteeg yow suñu sëriñ suñu kilifa sëriñ Mamor Mbacke nekk ci dëkk bi mu nekk période boo xamante ne que période lu ñuy ooyee journée Serigne Touba yi la mu nekk période boo xam ne vraiment période de communion la doon aussi xéewal ci ñun ngir ni muy doonee période yoo xamante ne période sàkku ñaan la période àndandoor la période dund suñu taalibe la donc ñu ciy profité di ziar sëriñ bi sëriñ Mamor di ziar ñi mu àndal yëpp di ziar kilifa yi nga xamante ne àndul nañu ak moom en particulier buñ ci limee sëriñ Abdourahmane Mbacké ak sëriñ Fall sëriñ Mamor Samb bu sëriñ Fallu ñu jot li ñu ko mbokk yi di nuyu aussi mbokku taalibe yi nga xam ne ñu ngi fi nekk ak mbokku jullit yëpp nga xam ne ñoom ñëpp ñoo àndoon ci événement boobu wala événement yooyu nga xam ne ñu ngi ci ba léegi sax di nuyu aussi association yi ak daayira yi nga xam ne yëpp ndaka àndoon nañ ci loolu. ndaka am mbégte ñëwaat fii
di waxtaan ak naat ak mbokk yi ci Sénégal di waxtaan ak naat ak ñoom ci fi nga xam ne foofu la ñu toll ak fi nga xamante ne foofu la ñuy jàpp ne foofu la ñu war a dem te foofu la ñu jëmit. waaw sëñ Ndaw di wax ne tamit sëñ Fallou mu ngi ci ligne bi. sëñ Fallou maa ngi koy nuyu bu baax collaboration bi ñu yàgg ko bi ñu ko commencé yàgg na dans le cadre de Benno Bokk Yaakaar. Il y a d'autres qui sont extrêmement dynamiques et c'est le lieu de saluer ce dynamisme. Ku ci mel ni le grand Idrissa Sylla ak ñeneen comme Amadou Ndiaye du Parti socialiste et d'autres xam naa éventuellement dinañu ñëwaat àndaat ak ñoom ci liggéey bi mais comme sëñ Fallou daf fi nekk ñu profiter de sa présence pour mën a waxtaan xam naa ne mbokk yi namm nañu ko te mu nekk Sénégal aussi dina baax moom it mu dugg ci waxtaan wi ngir mën ñu xamal la nga xamante ne que en réalité moom la Sénégal yi dund actuellement fi ñu toll nii ci li nga xamante ne que mooy régime président Macky Sall. kon ci kaw loolu xam naa damay bàyyi Serigne Fallou mu nuyoo et après ñu reprendre la parole pour continuer la discussion. jërëjëf El Hadj ñu ngi sant di la gërëm. ndax nañ ko yaatale boole ñu jàppoo ngir waxtaan ak mbokk yi nga xam ne ni ñun ñëpp li ñu bokk mooy Sénégal kenn ku ci nekk li ñu bokk moo ëpp sëb jëmm kon buñ ci waree waxtaan war nañ ci waxtaan woo xam ne nii dañuy wax ci dëgg rek tax te li ñu gis mu doon loo xam ne ni kenn ku ci nekk dañ cee war a teg sa baaraam xool ndax njariñu Sénégal la wala du njariñu Sénégal. bu dee njariñu Sénégal ka ko def ak ka ko deful ñu bañ koo xool te xool la nga xam ne nii mooy wéy te askanu di ci gis boppam kon loolu buñ ci waxtaanee kenn bañ a wax ci sa xel ak sa xalaat wala dégg naa ak yaakaar naa waaye wax ngir ci loo xam ci loo gëstu ci lu wér loo xam ne nii li ngay wax ci lu danga koo teg ci lu wér bu boobaa waxtaan wi day neex dañuy mën a déggoo te bu boobaa loolu mooy njëriñu Sénégal mooy njëriñu askan wi kon yaakaar naa ni El Hadj ni nga ko waxee bu ñu gërëmee nit ñëpp ñi ñuy déglu ñëpp di leen woo ci waxtaan woowu njëriñ li doon njëriñ loo xam ñun ñëpp ñu war koo bokk kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp te naan bisimilah ci waxtaan wi di nuyu sama mbokk yëpp bu ma sañoon tey kenn ku ci nekk ma gis la joxante yow ak loxol saafonte ak yow ndax ni ñu mën na mel maa leen gën a nam fuuf. trois fakal la kon defe naa ni kon ma jàlloo la kàddu gi rek ñu xool niñ koy wéyale ci waxtaan ci teg ak tey ak xel ak xalaat ak dégg-dégg jërëjëf. jërëjëf Fallou Serigne Fallou en réalité xam nga dañu nekk ci période boo xam ne période bu chargé la on est à la veille d'élection présidentielle au Sénégal. ñu gis loo xam ne on peut dire que c'est inédit waxtu wi nga xamante ne que ci la ñuy def Bamba Day ñu am fi vraiment présence su ay politiciens yu bëri. dégg nañu leen nag fan yi weesu lu bëri ñu koy wax. mu baax ñu fàttali mbokk yi. Sénégal fu mu toll ak Sénégal it ñi nga xam ne tey ñoo yëkkati kàddu di wax ñu ci bëri fan lañ bàyyi woon Sénégal ak président Macky Sall bi mu ñëwee fan la ko fekk ak fan la ko indi. loolu je pense en tout cas ci lu ëpp. loolu laa bëggoon mu gën a doon waxtaan wi. damay faral di wax toujours ne dafay baax ñu fàttali Sénégal en 2012 c'était quoi les problèmes fondamentaux des Sénégalais. lan moo nekkoon suñuy jafe-jafe yi gën a tar nga xam ne maa ngi fàttaliku en 2010 en 2011 boobu ñi nga xam ne dañu soxla woon réew mi ku ci yëkkati kàddu rek wax yooyu lay wax. réew mi metti na courant amul réew mi metti na inondation yu bëri na réew mi metti na monde rural bi dunduñu ainsi de suite aujourd'hui ñetti problème yooyu nga xam ne mun naa wax ne moo nekkoon socle demande sociale bi en 2012 bi président Macky Sall di ñëw au pouvoir aujourd'hui nekkatul un problème mu ñu wax ne réglé nañ ko à 100% mais réglé nañ ko ba nga xam ne Sénégal yi yëg nañu ne dëgg-dëgg ñii ñu dénk seen réew taxaw nañ ci ba gis ci ay saafara yu wér a wér aujourd'hui li am ci
énergie ñëpp xam nañ ne 2012 quand le président Macky Sall venait au pouvoir li am ci énergie tey amu fi woon courant bi na mu demee woon métti na woon na taroon na lool tey jii nii ben dem na ba fàtte nañu sax ne courant mosul na fee métti noonu li jëm ci inondation yi dans la banlieue bu ñu fàtte ne yàggul dara bi ñu fiy def ay ket di dajale xaalis pour jàppale suñu mbokk yi nga xam ne ñi ngi nekkoon ci jafe-jafe yooyu ndox mi jël seeni kër ndox mi jaxasoog ay yu kenn xamul ba ay jaan ak yu nekk ñuy wax ne génn na ci mu nekkoon situation yu métti ba sinistré yi damay fàttali ne dañu leen daan génne di leen loger ci école yi ak ci salle de classe yi ba ubbi école bu jotaan xale yi duñu mën a jàngi ndaxte sinistré yi mënuñu leen woon delloo ci seeni bërëb loolu yëpp doon loo xamante ne que fii ñu toll ni nekkatul problème li tax nekkatul problème c'est pas parce que nit ñi dañu toog rek noonu miraculeusement mu doon lu faju nekkatul problème parce que l'État a pris en charge problème yooyu def des projets d'assainissement structurel yu nekk ci banlieue bi ba tey jii nii problème yooyu nekkatul problème yu tar comme ni mu taree woon monde rural bi c'est la même chose performance li ñu ko am en termes de production agricole ñëpp xam nañ ne mësuñu ko woon a am aujourd'hui quand on parle de plus de 1,4 million tonnes d'arachide production rizicole on est à presque 1 million de tonnes céréales yi c'est la même chose li nga xamante ne que daal tey jii nii loolu mën nañu jàpp ne que jafe-jafe la woon tey ñu taxaw ci baax nañu fàttali ko Sénégal yi te des na mën nañ dugg ci infrastructure yi Diamniadio aujourd'hui c'est une réalité l'aéroport Blaise Diagne c'est vrai c'était une initiative du président Abdoulaye Wade mais biñ ko fekkee en termes de travaux on était à 30%. Donc 70% des travaux ñoo ko def réaliser ko pour le Sénégal donc je pense que mën nañu commencer ci loolu dañ fàllu mu joxaat la parole parce que xam naa ne am na lu bëri loo ci mën a yokk. jërëjëf El Hadj je pense que campé nga waxtaan wi ndax ci dëgg-dëgg man ak njaboot gi fi nekk ñëpp ak mbokk yi fi nekk ñëpp ñu pétrole ak yow moom marche yi ñu fi mas a def yëpp mooy ca Nations Unies muy ci 135 fii ci Harlem. Suñu point essentiel de revendication mooy la question du mandat ñu bañ suñu réew ñu tey la ko kon ci wàllu institution question wu mandat ñaata lay doon ak question wu durée mandat ñaata lay doon loolu bokkoon na ci li nga xam ne nii mooy point fondamental boo xam ne nii askan wi yëpp li ko yëkkati woon loolu la violation de la constitution crayon lañ ko bindee woon di ko gome benn yoon ñaar yoon ñett yoon loolu gisoon nañ ko ci réew mi tey ko waxal yàlla ca wax dëgg tey amu ci kenn koo xam ne nii da nga nelaw di xalaat ni waxu mandat jeex na Sénégal kenn nekkatul loo xam ne nii point de revendication la du ci wàllu durée bi du ci wàllu ñaata mandat li ñu war a def ca Afrique yëpp li ko wër loolu question la boo xam ne nii réew yu ko yëngu yëpp loolu nekk na loo xam ne nii mu gënoon a nekk fitna ci askan wi ak askanu Afrique tey weesu nañu loolu bu wàllee ci wàllu institution yi ni nga ko waxee programme d'urgence bi nga xam ne nii mooy ñëw en 2012 mooy tan mi ngi wër rek ci inondation bi nga wax mbënd mi fa xam ne amoon na fa boo demee Grand Yoff boo demee Pikine nga dem Guédiawaye Kër Massar des ouvrages la ñu def yoo xam ni taw yi fi taw yëpp li muy am yëpp amu fi kenn koo xam ni dégg nga ñu naan mbënd ma association sénégalaise bi fi nekk ak yeneen association yi fi daan nekk ñuy dajale xaalis di ko yóbbu defatuñ ko kon wax dëgg loolu avancement la loolu lu baax la ci askan wi dañ ko war a jàpp encourager ko ndax loolu nit def nañ ko muy jógee ci loolu ci wàllu inondation yi wax nga ko ci wàllu électricité xuy kamaj ba amoon tey amatul ci réew ma kon loolu nekk na loo xam ne nii nga bañ nit ki nga bëgg ko loolu lu jaxarañ la ñuy mën a teg sa baaraam kon loolu lu am la te yemul loolu ñuy wax électrification comme kamaj ca Dakar
dafa am politique ak programme boo xam ne ni dañuy décentraliser territorialisation ci wàllu électricité dans le monde rural yóbbu électricité bi dans les villages tey SAPC joxe na ni 1525 villages électrifiés nañ leen mel ni bu njëkk Sénégal dafa yemoon ci Dakar rek la ñuy investir tey loolu ci wàllu énergie électrification rurale ak le programme du PUDC ñu bëtti la ko ak Promoville maanaam fexe ba les villes aussi que ñu moderniser leen ñu am infrastructure routière am infrastructure sociale ñu doon des zones urbaines au niveau des territoires yi nga xam ne ñoo gën a jege les frontières ñu créer Puma loolu yëpp mën a fexe ba Sénégalais boo xam ne ni jege woon na Gambie wala jege woon na Guinée-Bissau amul courant sentirul état sénégalais kookee bokk ca Sénégal mën a xam ne kat Sénégal la bokk tey identité politique am économique boobu mu xam ni du Gambien du Guinée-Bissau Guinéen sénégalais la tey politique boobu am na da ngay dox ci réew mi patriotisme économique bi nga xam ne ni assise nationale moo gisoon ni lu war a am la région yu bëri yi ñu pàcc def ko ay régions yu bëri ñu ni nañu créer les grands ensembles yoo xam ne ni c'est des grands ensembles yu ñuy boole plusieurs régions des régions économiques pour développement économique fexe ba dans le monde rural bu ñu mënul defar tali ñu defar ay pistes rurales yoo xam ne nii ci luma yi baykat yi ak sàmmkat yi war a ñëw di jaay ñu war a mën a am fu ñu jaar ci sareet yi mën a ñëw ci luma yi ngir jaay la ñu am kon loolu may dox ci réew ma nit di ko gis ñu war ko jàppale et sax xam ni yoon wi du dara lu dul loolu ca loolu moom mooy fexe ba nit réew mi ci boppam mën a am souveraineté bi nga xam ne ni moom la ñuy laaj tey Sénégal culturellement parlant et même du point de vue des comportements nit ñi dañuy lekk ceebu mbay mi bu jëkk dañ daan wax naan ceebu mbay mi baadool yi ñoo koy lekk wala quoi tey dañuy wër ceebu mbay mi ndax daanaka xëy na dematul kon ñu am politique boo xam ne nii mi ngi lalu ci lan souveraineté alimentaire fexe ba li ñu daan importer ci ceeb ñu koy dundal suñu bopp et paradoxe bi nga xam ne ni amoon na dañuy produire pour exporter produire pour vendre et importer pour vivre paradoxe boobu dichotomie boobu nga xam ne amoon na ci réew Afrique yu bari ñu fexe ba ñun suñu souveraineté du point de vue alimentaire la sécurité alimentaire que ñu mën ko am ci li nga xam ne nii moom la askanu Sénégal dunde muy ceeb bi son yi nga xam ne nii am nañ ko ci at mu jot ak programme bi nga xam ne nii am na mu nekk loo xam ne moom moo koy assister ak objectif bi nga xam ne moom lañ ci war a atteindre ñu jàppoon ko en 2017 2018 wax dëgg am na ci jéego yu wér yoo xam ne nii tey bari na sax bërëb yoo xam ne ni kenn xalaatu woon daañu fa bay ceeb ña ngi fay bay ceeb te loolu yëpp demul ci dara rek loolu du mënal suñu bopp ci bay dundee te ci loolu mu amee ci ceeb bi noonu la amee ci ganaar ak nen noonu la amee ci leneen loo xam ne ni lu mel ni pomme de terre la loolu la amee lu mel ni oignon maanaam waaw noonu la amee ci comme oignon soble am nay jamono yoo xam ne nii bu ñu récolté kenn dutul importé lu jëm ci loolu kon je pense que am na ay effort yoo xam ne nii yu wér yu nit mën a gis du xalaat du opinion du yaakaar na ak defe naa mais lu nit mën a gis la et lu képp koo xam ne nii patriote nga ca nga gëm sa réew te nga xam ni que dara xëyul sotti comme ni nga ko waxe ay effort ko waral du miracle gis-gis la kon képp koo xam ne ni gëm nga sa réew te bëgg nga sa réew avancé tànk yooyu nga xam ne nii mi ngi am ci réew mi politique yooyu mi ngi xam ci réew mi képp koo xam ne ni gëm nga réew mi te gëm nga askan wi te may njariñu askan wi war nga cay jàpp pousser ko ngir mu jëm kanam ndax loolu rek mooy suñu njariñ leneen lu nit def politique politicienne la na fi kii jóge ñu toog ndax mënul ñun ñoo mën kii lii kii laa kaa lii kii laa du dara kon defe naa ni daal war nañoo seetaat suñu bopp et xam ni li dox ci réew mi wax dëgg njariñ am na ci lu jëm ci askan wi te bu ñëw loolu ma wax noonu boo ci toppee leneen li muy CMU am na couverture maladie universelle
carte d'égalité des chances am na kon yooyu yëpp nekk na des politiques c'est des politiques nekku rek kii dafa bon kii dafa baax ku wax lii ku wax laa déedéet lu ci nit ki mais c'est des politiques c'est ay jëf la ay jëf-jëf yoo xam ni am na ay gis-gis la ay xalaat la ay gëstu la et politique boo xam ne da am na fu mu tëdd am na fu mu jëm am na évaluation yuy am yoo xam ne nii nit ñi war nañoo xam ni képp koo xam ne nii war ngaa mën a am xel ak xalaat te mën a gëstu war nga gis ni njariñu réew mi am na lu fay soppeeku loo xam ne nii du njariñu ma sàmba du njariñu ma demba waaye njariñu askan wi yëpp la jërëjëf El Hadj. jërëjëf sëñ Fallou li nga wax lu am solo la parce que wax nañu sànq li nga xamante ne moo doon jafe-jafe wu Sénégalais yi liñ ci fekk ak liñ ci def wala liñ ci defagum dafa am aspect bu am solo boo xam ne da nga koy indi muy l'aspect la politique sociale mu doon loo xam ne dafa am poids bu am solo ci politique bu président Macky Sall tudd nga CMU tudd nga carte d'égalité des chances mais am na leneen lu aussi loo xam ne lu am solo la muy les bourses sociales nit ñi dañuy fàtte damay doon wax ak ndem si yàlla si ndeysaan suñu xarit Seydi Aboubacar Mbengue bi nekkoon directeur général du CMU mu ne ma El Hadj est-ce que tu sais que ñi ñuy jox bourse sociale seen revenu annuel ça tournait autour de 150 000 francs CFA mu ne imaginer kooku boo ko joxee 100 000 francs CFA dans l'année c'est presque comme si da nga doubler son revenu annuel mais yemoo foofu kooku pour que mu mën a éligible il faut que njabootam bu amee njaboot mu déclarer leen il faut que bu amee njaboot ñu ñàkk leen il faut que bu amee njaboot bu ñu waree duggi école jàngi ñu duggi école jàngi kon bourse sociale boobu au-delà de jàppale ji muy jàppale mbokk yi xamal leen ne ñu yëgal seen bopp ne nguur gii nii du ñu ca kaw rek ñoo nekk di def ak dindi di buur ak moom mi waaye ñoom ci lañ bokkit ñu jës as comp ne leen lii ngir ngeen gën a yëg ne nguur gi ci ngeen bokk bu weesoo ni nga wax les pistes rurales par exemple pour que ku bay mën ko yóbbu ca marché ba pour que koo xamante ne que war naa mën a jógee ci dëkk dem ca ba ca des mu gën a yomb mobilité boobu gën a yomb waaye au-delà de ça ñu gën a bàyyee xel ña nga xam ne ñoo fa nekk ngir ña nga xamante ne que aussi loolu la ñu war a taxawee ngir njàng ba war ci njaboot gi wér-gu-yaram ba war ci njaboot gi aussi ñu defaale ko donc loolu doon loo xam ne lu am solo la fam leneen loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ni Casamance par exemple enclavé woon te ba léegi ñu am ci jafe-jafe waaye aujourd'hui avec le pont transgambien ñi ngi am yaakaar ne pour très bientôt loolu dina nekk un mauvais souvenir détour yi ñu daan def jafe-jafe yi ñu daan am ainsi de suite tey jii ni ñu dem ba nga xam ne mën nañ teg pont boo xam ne mooy jéggi fleuve bi désenclaver totalement la Casamance ña fay jógee mën a xëy dem Ndakaaru wala dem Kaolack wala dem ci yeneen régions yi sans trop de difficultés ña jógee Dakar ak yeneen régions yi aussi mën a dem région Casamance sans trop de difficultés loolu doon na loo xam ne lu mat a bàyyi xel la bu loolu weesoo infrastructure routière yi par exemple autoroute à péage fekk nañ ko fi am na fu ñu fekkoon mu yem fa muy Diamniadio aujourd'hui ku dem Sénégal gis na ne autoroute boobu yegg na ba Sindia autoroute boobu ma nga jëm ba Malicounda à coup sûr tracé boobu yegg na ba barki dem rek bi ma jógee Sénégal tracé bi yegg ba Malicounda yegg naa fa ba gis échangeurs yi nga xam ne yegg na ba foofu te tracé boobu ma nga jëm Kaolack Ila Touba c'est une réalité aujourd'hui boo demee yegg ba Ngaabu jëm Touba tracé ba yegg na ba foofu échangeurs yi ñu ngi koy defar donc loolu c'est une réalité VDN bi prolongement bi nga xam ne moo jëm ba Saint-Louis tey jii nii ku jëm Tivaouane Peulh defe naa ne jafe-jafe rek doon am mën nga ko bañ a amati donc li Sénégalais yi bëggoon ci président Macky Sall bëggoon ci njiitu réew moo doon mu liggéey réew mi moo doon mu ñëw fekk seeni jafe-jafe mu identifier jafe-jafe yi taxaw ci def un bilan sur le plan sportif
gis nañu li mu def ci arène nationale gis nañu li ñuy waaj a inauguré muy Dakar Arena et loolu yëpp c'est des réalités yoo xamante ne que ñu ngi koy vivre tey jii kon nag je pense que bu fekkente ne que liggéey moo taxoon ñu fal président Macky Sall def du résultat seet jafe-jafe sénégalais mu taxaw ci moi je pense que aujourd'hui mi ngi ci da nga am lu am solo loo xam ne wax nga ko sànq muy mbayum ceeb bi ak ceebu mbay mi nga xamante ne que tey moom la sénégalais di jëfandikoo grandissant maanaam bi ñuy doon tout tànk di màgg ku ñu waxoon ñun ne dinañ dem ba Sénégal ñuy am ne que mën nañ aspirer am autosuffisance en riz da nga doon wax ne loolu ay gént la. wallaay te aujourd'hui grâce au courage de ce régime tey jii nii loolu mën na doon une chose boo xamante ne que c'est jouable mën nañu ko def te incha allah dinañ fa yegg. tey jii nii li wér mooy boo demee Sénégal kër goo dugg lekkuñu ceeb mbay boo duggee ba ca des ceeb mbay mi la ñuy lekk. donc loolu réalité la tey boo xam ne am na lu bëri loo xam ne dina ko allégé li ci ëpp solo muy li nga wax noonu muy souveraineté alimentaire boobu nga xam ne dafa am solo tey jii nii muy ci pomme ci comment dire ceeb bi boo ci jógee dem ci céréale bi boo ci jógee dem ci légumes yi ak ainsi de suite fruits sax. tey jii nii doon na loo xam ne sëñ bi ndaw sa leen yi danañ la simide mais am nañ kilifa diine dafa bëgg dugg ci ligne bi ma ne ko sa leen yi dinañ ak mbàkki xam nga kilifa diine kenn du ko xaaral. waaw waaye damaa bëgg yokk rek. ci El Hadj li mu wax léegi bi après ñu jox kilifa. ok xam nga augmente en 2016 2017 comme li mu wax ci wàllu social dañu déclaré année bi année sociale. En 2016-2017, les retraités dañu yokk seen pension de 40%. xam nga leneen li ci xew mooy allo. allez-y. salaamaaleykum. non kilifa xaaral. xam nga leneen li ci xew mooy wax nañu ci wàllu institution yi wax nañu ci wàllu li nga xam ne ni moo daan fitna askan wi ci dëgg-dëgg nit. ak lu mu mën a xalaat ak fu mu mën a bokk ak lu mu mën a yëg war ngaa mën a nangu ngir yàlla ni pendant 5 ans déggoo fi ay ñaxtu yoo xam ne ni mi ngi jëm ci dañoo yokk nañu wàññi dund gi déggoo fi ñu ni yokk nañ ceeb bi déggoo fi ñu ni yokk nañ njël mi déggoo fi ñuy ñaxtu ngir contre sous les prix des denrées de première nécessité benn waaye def ni ma li ciy waaree sax mooy li waar nit ñi mooy da ngay dégg sa ñaan wàññi nañu gaz bi ngay dégg facture électricité dañ ko wàññi de 10%. xam nga yooyu dafa nekk yoo xam ne nii kon administration des prix avec le régime de Macky Sall dafa ñëw opposé wu ak li nga xam ne nii moo amoon avant muy la vérité des prix. yokk rek nga daan dégg yokk nañ ceeb bi yokk nañ li nit ñi di ñaxtu mais amoon na fi grève bu métti boo xam ne nii contre xiif bi au Sénégal tey déggoo dara loo xam dañ naan dañuy yokk nañ ko da ngay dégg ñaan wàññi nañ ko naka la mën a amee mais lan la mën a taxee que réew yi ñu wër ñu nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne nii moo xam ci wàllu terrorisme la moo xam ci wàllu santé la ay Ebola lu tax Sénégal di échappé ci loolu ndax miracle la wala politique la. kon nit ñi nañu nangu ni wax dëgg am na loo xam ne nii am na ci réew ma taxawaay boo xam ne am na ci réew ma comportement politique boo xam ne nii am na ci réew ma ba tax du point de vue sécurité ñu sécuriser donc le territoire sénégalais ba luy dal yeneen réew ñi nga xam ne ñi ñu wër te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk def Sénégal muy sab noonu ndax Sénégal damuy prier ci stabilité politique ci démocratie ci souveraineté ñoom mënuñu ko amuñu ko ba tax donc ñu jël Sénégal def comme noonu kenn ku ci nekk bu fekkee ne rek xel ak xalaat moo tax ngay wax ak gëstu ak xam-xam war nga am loo xam ne war nga koo mën a nangu même bu ko sa xol nanguwul sa xel war na koo nangu kon nga jox kilifa diine mooy bu fekkee am na lu mu ciy wax bu fekkee laaj la wala ñu xool ni ñuy yaatal waxtaan bi. kilifa diine bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah yow laay jëkk nuyu ci sa expérience rajo ak ñi nga invité nga xam ne dañoo am expérience fii am ko Sénégal te boobu ànduñu ko Macky Sall kenn ku ne war nga say preuve
te bis bu ñu tolloo ci posé may question dinaa leen toll ci loolu damay contribuer ci affaire assise nationale bi PS woon candidat bi Macky Sall moo doon candidat kon kële moo doon candidat ñu gagné ko ci candidat assise nationale bon Abdoulaye Wade musta d'accord ci assise nationale moo doon président de la République Macky Sall ci diggante bi la nekkoon ne dana ci am lu mu nangu ak lu muy bàyyi am ñoo xam ne ñi dañ koo weddi woon complètement donc assise nationale Sénégal moo lay nit ñi bu ko defee boo demee boo électionné dañ lay gagné da ngay jël fii boole ci ndax Abdoulaye Wade mi nga xam ne dañ ni moo ci ëpp expérience ci ñooñu mu joon a nekkal ñëpp mu ci sa d'accord ci assise nationale la leer nit Tanor ñoom ak Moustapha Niasse àndoon dañoo xàjjaliku woon ci assise nationale Moustapha Niasse nekk candidat assise nationale ba tey ñu gagné ko Macky Sall ne danaa ci jël tuuti dese li ci des ñu jël tuuti jël la ca des mënu koo defu ko mu continuer ci assise nationale ñi dooroon assise nationale yëpp ñi ci ëpp fort ña nga ànd moom ci liggéey bi donc foofu jaratul waxtaan Macky Sall ngi liggéey ak liggéeyul moom Sénégal yi ñoon ci àtte parce que dëkk bu ne def na fa loo xam ne mosu faa am lenn rek la deful jël xaalis réew mi di ko jox ku mel ni ñun ñi ñu koy foye ak di ko jëlee avion di dem Sénégal ak dikk ak dootuñu liggéey ndax loolu kooku moom defu ko fi waaw tëjëg ci ji bés léegam léegi ñoom bu ñu gañee képp ku def dara ci Sénégal kenn du la tëj kon booy boo ñu wateel ñi nga xam ni man mii bu ma defee dara duñ ma tëj ndax Macky Sall laa àndal yaakaar naa ni ñi ànd ak moom ñëpp bu leen doon tëj Sénégal amuñu prison yu mu fees ndax ñi ànd woon ak moom bari na foofu loolu laa doon di kii da ngeen continuer ak yar bi ngeen am yàlla na ngeen ci continuer loolu rek laa doon ñaan ci sama constitution laa doon def man jërë ngeen def. jërëjëf kilifa diine. jërëjëf kilifa sa wax rafet nañ ko bu baax a baax El Hadj dama bëggoon rebondir rek ci li Serigne Fallou wax. ci am na lu mu wax ci facture d'électricité yi par exemple ñu dem ba tey jii nii ñu naan wàññeeku ba am ñoo xam ne dañuy am ay réduction wu 10%. dafa am loo xam ne damay fàttaliku en 2011 bi ko président Macky Sall di wax benn interview avec un journaliste ñuy wax problème mu courant bi mu ne problème mu courant bi lu ñu mën a régler la. lu ñu mën a régler la mais mën nañu dem sax ba diversifier sources yi nga xamante ne que moo ñu jox énergie ba waxoon ci moyen wu def du solaire ak def aussi de l'énergie éolienne ba mu koy wax je me souviens journaliste daf koon wax ne ko ah mais li ngay wax ni est-ce que du ay gént aujourd'hui c'est une réalité ñaata centrale solaire la ñu am au Sénégal te tey jii nii la discussion mooy nan la ñu mën a amee centrale yoo xamante ne que dañu fee mën a jëlee énergie éolienne donc diversification boobu noonu ñu mën a am green energy tey jii nii mu may ñu mën a am assez d'énergie maanaam courant bi ñu mën ko am ci anam yu mu doyee dem ba sax dañuy naan dañuy exporter courant di ko jox réew yi nga xamante ne ñoo dend ak ñun donc loolu defe naa ne ku waxoon Sénégalais yi ne en 2011 que bu ñu toogee 6 ans te matu ko sax dinañu yegg foo xamante ne dinañu mën a toll foofu ci courant ku la ko waxoon defe naa ne doo ko gëm li am daal mooy en réalité li ñuy wax rek président Macky Sall li nga xamante ne que moom moo taxoon ñu fal ko muy liggéey bu fekkente ne que liggéey rek la rek moo tax ñuy fal nit ngir mu taxaw ci jafe-jafe askan wi ci yittee askan wi tey jii nii bu ñu xoolee fi mu fekk Sénégal ak fi mu ko yóbbu dëgg bu fekkente ne que ni ko Serigne Fall waxee sànq yittey Sénégal yittey askan wi rek moo ñu yitteel kon defe naa dinañ xam ne dëgg mi ngi liggéey te mi ngi teg ci mbir mi ci yoon mi ngi koy teg ci fa nga xamante ne que mooy fii Sénégalais yi bëgg. Elage xam naa ni dinañu ubbi antenne bi aussi mbokk yi buñ ci bëggee participer ci waxtaan wi. ñu bëggee am ay questions yoo xamante ne que bëgg nañ ñu yaatal ko aussi. dinañ ci mën a waxtaan. en tout cas dafa baax des fois ñu ñëw waxtaan ak sénégalais yi li nga xamante ne que mooy suñu jafe-jafe ak nan lañ ci taxawee lan moo nekkoon les demandes fondamentalement lan moo ci gënoon tar. tey jii nii fan lañ ci toll dafa doon loo xamante ne lu am solo la. ñu ameel ko mbokk yi. day baax des fois ñuy gën di ñëw di waxtaan ak ñoom te je vous promets que pour lu jëm ci yu mel ni moom dina fi gën a fréquent. dinañ gën di ñëw. di gën di waxtaan nit ñi dañ gën di ñëw di waxtaan ak Sénégal yi leen xamal. fu liggéey bi toll fu Sénégal toll yitte yi nga xamante ne moo doon seen yitte. bu ci nekk ñu mën leen wax ne leen.
fii lañ ko fekkoon fii lañ ko indi. en tout cas ñu ngi leen di jërëjëfee ci tànn bi nga xam nga li nga wax noonu El Hadj dafa am solo. parce que bu la mbir ñoree. dañ cay gëstu wala nga cay wax. da nga koy xam wala ban nga koy wax. waaye nag rajo yi. dafa bari wax sa xalaat. ku nekk jël rajo di wax loo neex nga wax. dégg naa lii kii dafa bon kii lii kii laa la ngay wax tegoo ko ca loo xam da nga koo teg ci loo yaakaar rek. dégg naa ak xalaat naa rek. ba tax lu la neex nga wax ko nit lu la neex fu la neex nga boole fa nit ca la ngay wax waxoo taxoo ko ci loo gëstu wala loo xam. kon day baax. lu mel ni di am saa yu ne. ñi xam di xamal ñu xamul. ñi nekk ci rajo yi te jiitu ko ku mel ni El Hadj wala keneen bala ñuy wax ni ñuy gëstu. ku ñu invité ku ne. la mu wax nañ ko défier ngir lan ngir ñay déglu mën a yeewu ca waxtaan wa. waaye bàyyi nit ñi ñuy wax ba gër ca la ñuy wax dañ koy wax rek ci seen xalaat ci xaar nit. wala dalal nit ci loo xam ne nii loolu du dëggu du yoon. d'accord bu fekkee ni réew mi moo ñu ñor buñ ciy wax. nañu wax lu ñu xam lu ñu gëstu lu ñu mën a teg suñu baaraam te jël nit ni ko xoolal lii lu wër la bu ca àndee moo yoonam la bu ci àndul it droit am la waaye la am moom na doon loo xam ne lu am la lu kenn mënta te ngir yàlla rek a tax ak dëgg rek tax waaw sëñ Fallou jërëjëf mais dama doon jël temps rek pour remercier sëñ Ndaw vraiment ci ñëw bi nga xam ne ñëw nañ ko épitane ko Sun Afrique di leen wax ne tamit beneen yoon ibbi nañ suñuy loxo pour vraiment soo leen ñu soxlaa rek ci na woon fa woon kon xam naa léegi tamit mën nañ am nay auditeurs yu woote di wax auditeurs yi bu ñu wootee rek ci 212 219 9695 du ma jëlee ñaar ba ñett wala ñaar ñu bàyyi kilifa yi ñu tontu ko su ko defee ñu enchaîner jëlaat yi la ñaar nit ñu jël premier auditeur bisimilah mbokk mi bisimilah. sëñ bi wàññi sa rajo. waaw El Hadj. waaw Fadel. waaw man la Fadel maa ngi nuyu consul. ak non consul nekku fi tey monsieur Ndaw membre de la PR. ok d'accord monsieur Ndaw membre de la PR. mais dama bëggoon kii parce que kenn du wax ne Macky liggéeyal kooku déjà wax bu yàqu la mais nag li mu bëgg a jël référence aussi wax bu yàqu la parce que Abdoulaye Wade li doxuloon moo tax ñu jëlee ko fi Macky Sall dem lépp 6 000 milliards ci suñu tour donc di wax naan lii ñi fi nekkoon lii la ñu def je pense que ni wax bu yàqu la parce que soo xoolee bi mu ñëwee dafa indi benn plan teg ko mais ni ma gis moom mooy dafa jël li nekkoon farata ji mujjee ko jël li nekk sunna te neex a gis mu teg ko ci kanam. parce que soo xoolee vraiment ma ñëw. waaw non mais da ngay poser benn question Fadel tamit may chance ni ñu. non ndox mi actuellement ñu ko sonn. d'accord te Macky Sall il était au courant parce que il fut le ministre de l'hydraulique. D'accord. donc waroon na xam suñu capacité d'exploitation en eau nan la toll. il fut le premier ministre donc am na ay réalités yoo xam ne dund na ko. D'accord. donc su fekkee ne dafa ñëw lii. man li may wax mooy liggéey na c'est vrai mais dafa jiital sunna bàyyi farata. jërëjëf Fadel ñu jël keneen. 212 219 9695 bisimilah mbokk mi. waa El Hadj ñu ngi ziare man la Soyebu. sëñ Soyebu na nga def. waa ñu sant bu baax maa ngi nuyu El Hadj Ndaw. El Hadj Ndangaan ak Fallou Gueye. waa Benno Bokk Yaakaar boobu di rafetlu émission bu baax a baax vraiment. ça vient à son heure. Fallou comme mu ngi ci stage bi foofu defe naa dina approprié lool pour mu wax ci wàllu éducation enseignement supérieur. comme moom c'est un éducateur. te xam naa ne président Macky Sall li mu def ci enseignement supérieur bi moom defe naa amul benn président bu ko ci mos a def surtout sur le plan technique. foofu laay waxee. exemple ma ci joxe rek mooy les arabisants yi nga xamante ne depuis 52 ans. ñu ngi am ci ñaxtu seen ñaxtu boo xamante ne ci président Macky Sall lay soog a fajo muy le bac qui a été reconnu ba léegi mu leen jox leen entrée à l'ENA l'école nationale d'administration ñu mën a génn comme haut fonctionnaire. D'accord. comme les autres ñuy jàng français. D'accord. muy lu ñu war a saluer mu bëgg mu waxal ñu tuuti ci enseignement supérieur bi. D'accord merci beaucoup sëñ Soyebu kon ñu bàyyi leen ak question yi bisimilah. waaw je voudrais commencer par la question de Fadel maa ngi koy nuyu au passage di nuyu aussi Soyebu. suñu Fadel dafa am lu am solo lu mu wax bon d'abord ma bëgg a préciser ne man ñun waxuñu ne ñi fi nekkoon lii lañ def wala defuñu lii dañu wax ne fi ñu fekk Sénégal ak fan lañ ko jëmale fi ñu fekk Sénégal donc lan moo nekkoon jafe-jafe Sénégalais yi bi ñuy ñëw au pouvoir bi président Macky Sall di demander Sénégalais yi seen suffrage fan la Sénégal tolloon je pense que bu dee dañuy évaluer dañuy wax fan lañ tolloon ak fan la ñu toll tey loolu la ñu wax na ne indi nañu ay milliards waaye bu ñu fàtte ne
ñi nga xamante ne que tey jii nii ñoo doon maanaam xarab président Macky Sall di wax ne mënul dañu ne woon président Abdoulaye Wade ak nguuram li ñu mën ci indi des ressources indi ay milliards ndax ñoom c'est de grands économistes c'est de grands stratégistes mën nañu dem uti alal indi ko ngir mu servir réew mi dañ ne woon président Macky Sall mënu ko ba mu ko defee tey ñu ne la mu indi dafa bëri kon nag nañu seet li ñu bëgg lan la li ñu bëgg mooy jafe-jafe sénégalais ñu taxaw ci te président Macky Sall mi ngi diversifier sources yi nga xamante ne fa la ñuy jëlee tey jii nii pétrole bi c'est secondaire mais li am mooy que tey jii nii képp koo ban chef d'État d'un grand pays moo ñëw Sénégal wala moo fa bëggut a ñëw loolu lu am la te loolu li ko waral c'est pas parce que dañu toog croiser les bras sur le plan diplomatique le Sénégal la diplomatie sénégalaise est rayonnante te tey jii nii mi ngi joxe ay résultats problème mu ndox bi wax na ko mais problème mu ndox bi dëgg la président Macky Sall nekkoon na ministre waaye nag du moom moo doon ki nga xamante ne que mooy régime bi di wax ne nii la ñuy def ak nii la ñuy def di teg priorité yi ak i teg yi waaye bi mu ñëwee au pouvoir 2012 en 2013 bi ñu amee crise ci ndox bi dafa wax carrément ne leen ndox bii nii li koy régler du doon lu yomb parce que dañoo am problème boo xamante ne ñaata décennies on parle de 60 ans yoo xam ne li nga xamante ne que moom la fi tubaab yi bàyyi woon ba léegi moo fi nekk muy benn conduite boo xamante ne moo jógee lac de Guiers di desservir le reste du Sénégal bu dul forage donc loolu lañ fi am conduite boobu donc war nañ ko diversifier war nañu yokk yeneen ci loolu la ñu nekk war nañu seet yeneen option ndox mi nga xam ne mën a doon ndoxum géej la nan la ñuy génnee xorom si ba mu mën a doon lu ñu mën a naan doon na loo xamante ne ko option la boo xam ne moom la ñuy liggéey fi ñu toll nii leneen li jëm ci yeneen forage yoo xamante ne que ñu ngi koy liggéey pour renforcer la capacité bu ñu mën a joxe ndox gox yu mel ni Dakar ak li ko wër loolu mooy indi des réponses structurelles à des problèmes yoo xam ne c'est des problèmes structurels waaye dañu ñëw fekk fii problème boo xam ne problème bu métti la problème mu ndox ñu ñëw ne nañu ñab-ñabal indi ay citerne d'eau joxe fii taf ab conduire ndox mi commencé ñëw ñu ne lépp baax na bu ñu demee 6 mois problème yi ñëwaat wala bu ñu demee 2 ans problème yi ñëwaat du loolu mooy li nga xam ne mooy option président Macky Sall et depuis 2013 la ko wax et defe naa ne jusqu'à présent aujourd'hui moom la ñuy continuer di def te defe naa ne bis buñ ci paree Sénégalais yi dinañ ci gis njëriñ ndaxte loolu moo tax ñu fal ko courant bi aussi c'est la même chose ñëwul di loué ji ay barge ñëwul di wax ne damay ñëw régler problème bii nii ci lu gaaw comme ça bu ëllëgee Sénégalais yi jox ma am confiance ci man non dafa ñëw fekk fi un problème structurel mu ñëw na mu waxoon mu def ko indi diversification ñu régler ko en tout cas une bonne fois pour toutes te ndox bi aussi c'est ça l'option inchallah bu ñu demee ba régler ko ça ne sera pas pour loo xam ne bu ñu ko régler 6 mois après ou 2 ans après on sera là à parler encore des problèmes liés à l'accès à l'eau potable waaye bu ñu ko régler ce sera d'une manière définitive pour que au moins filer au moins mid term duñu am problème mu ndox donc je pense que loolu bëggoon naa ko wax ci question Fadel bi son yi bu am na lu mu wax ci par exemple njàng mi lim ci wax ci affaire bac arabe bi moom defe naa ne amul dara luñ ci mën a tegati parce que il avait fallu le courage du président Macky Sall pour que tey jii nii le bac arabe doon loo xamante ne c'est reconnu par l'État du Sénégal ba tey jii des instituts wala des institutions académiques lu mel ni Université Cheikh Ahmadou Bamba ñu mën fa orienter ñoo xamante ne que dañu am bac tey jii nii ñooñu au lieu que ñuy jéggaani fu ñuy jàngee ji mën a des Sénégal jàng fa lañ fa soxla ci lijaas ñu mën ko am mën a continuer di dëkk seen réew bu ñu paree seen jàng service seen réew donc je pense que foofu fay taxaw pour le moment. jërëjëf El Hadj waaw li nga wax ci ndox mi defe naa ni loolu moom mooy actualité bi mooy li ma doon wax sànq rek ñu ci bëri ñu ngi former seen opinion par rapport ak lii riir ak lii xew mais day jaadu nga xam lan mooy incident lan mooy accident ak lan mooy jëmin ndax loolu jëmin la
ci loolu la politique mooy politique bi wala politique gu réew mi leneen la politique gu réew mi tey mooy fexe ba Dakar li muy jot ci ndox dafa néew mu jot la nga xam ne nii moom la war a jot ci moo tax le programme politique gu Macky Sall mooy fexe ba nga xam ne nii réew mi yépp surtout Dakar les zones urbaines ñu am ndox ak ndox mu doy mais képp ko waxal yàlla xam ni loolu héritage la nekkul loo xam ne ni lu feeñ la ci reñu président Macky Sall mais héritage la lu fi newoon la Lac de Guiers biñ koy wax am na ku fàttaliku ku ne te jamono Abdou Diouf la woon sax amoon na programme spécial boo xam ne nii benn bureau sax spécial boo xam ne bureau Lac de Guiers la woon même si yàlla ji nga xam ne nii bokkoon na ci Ablaye Wade gaañu de sax fàtt naa tur wi moom moo ko yore woon te loolu ci lu mu jëmoon mooy fexe rek ba lii am tey te ñu gisoon ko bu yàgg war du woon am infrastructure yi nga xam ne nii moom moo am muy canalisation bi lu ma jub wàllu appareil nekk na loo xam ne ni lu kenn mësta toppatoo la kon day jaadu nit ñi xam li mën a nekk ak nguur gi li muy liggéey ci di ko def te kenn ku ci nekk boo amee patience te xam ni kat nguur gi fii la jëm réew mi fii la jëm politique bi fii la jëm nga pousse ci loolu ànd ci loolu dëgëral loolu ngir ndax loolu mooy comme ni nga ko waxee comme ni ko El Hadj waxee loolu mooy solution structurelle bi war a am pour répondre aux problèmes structurels yi nga xam ne ni am na ci réew mi bu doon loo xam ne ay taf yëngal lay doon waaye nag pour loola am comme fa mu jógee dafa sori dafa xóot il faut que ba pour ñu régler ko ay dina am ay tolof-tolof pour mu am ay tolof-tolof ndaxte la mu laaj buñ ko defee taf yëngal nit ñi mën nañoo am ndox tey ëllëg du ñu amaan ndox mais day yaadu ngir xam ni kat lii lu sérieux la ñu jël ci ay solution yu sérieuse indi ay infrastructure yu rëy yoo xam ne ni moo mën a fexe ba solution structure boo mën a nekk loo xam ne nii lii xew te muy ay métit ci askan wi kenn dootu ko waxati lu ñuy weesu la wax na ci wàllu éducation mais gën a gisee ni la politique du président Macky Sall la politique de Benno Bokk Yaakaar mooy lan mooy politique boo xam ni dañu mettre le citoyen au centre des préoccupations citoyen bi nit ki moom moo nekk au centre des développement xalaatuñu ko gisuñu ko amul vision boo xam ne dañuy xalaat développement sans que développement boobu am impact ci nit ñi ci askan wi ba tax na ci wàllu éducation paquet bi nga xam ne nii moo am ci enseignement ci éducation nationale mooy fexe ba li nga xam ne nii ay jafe-jafe la woon ci réew mi maanaam ñaari Sénégal am Sénégal yoo xam ne nii ci boo demee ci Dakar élèves yi ci ay classe la ñuy jànge boo demee ci àll bi ci ay abri provisoire la ñu nekk politique bi am tey mooy suppression des abris provisoires et ay jéego yu rëy am na ci ku ko gëstu di nga gis ni am na statistiques yu ñu la mën a jox yoo xam ne nii ci gox yu bëree bëri abri provisoire yi supprimé nañ ko tabax ay classes yu bees tax yoo xam ne nii ñooñu nekk ci àll bi ci classe yooyu la ñuy jànge li fi amoon bu njëkk ñu ko doon wax ay enseignants LD ñoo xam ne ni dañ leen jël sur le tas rek ñu dem jàngale mënuñoo bind mënuñoo wax ñu supprimer loolu ko tey képp koo xam ne da nga war di jàngale pour la qualité de l'enseignement et la qualité de la formation que enseignants yooyu ñu doon ñoo xam ne dañuy génn ci des écoles de formation jëlatuñu kenn koo xam ne dañuy jël sur le tas ne la kaay jàngale wala jox ay quote-part ay ñii ak ñaar ku nekk di am quote-part ci enseignant ñu jël leen dugal leen ci classe yi xamuñu nu ñuy jàngalee xamuñu fu jàngalee jóge ak fu mu jàngalee jëm loolu dañ na tey ci li nga xam ne nii moom mooy ci wàllu jàngale bi. ci enseignement supérieur gëstu bi mooy lan gëstu bi mooy ni dañu gis ni constat bi mooy ñëpp mënuñoo doon ay universitaire déedéet ñëpp mënuñoo doon ay universitaire am bac rek ñu université déedéet am na ñoo xam ne nii xëy na am nañu capacité am nañu mën nañoo dem université def ay études universitaires def même des études yoo xam ne nii après université lay doon mais am na ñoo xam ne nii ci seen capacité ak fu ñuy jóge ak seen leneen xëy na loolu soxalu leen li leen soxal mooy def des formations rapides de 2 ans pour ñu mën a am métier yoo xam ne dina leen permettre que ñu mën a liggéey en fait donc ci foofu ci Sénégal wala leneen ci wàllu plomberie ci wàllu électricité ak ci wàllu yeneen yu bëree bëri yoo xam ne nii mi nga am ci biir réew mi au niveau donc de l'éducation nationale ministère de l'éducation nationale ak le ministère de l'artisanat ñoo seq loolu créé nañ ko à Mekhe pour ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci wàllu artisanat ci wàllu dàll bi ak ci leneen bi créer des écoles yoo xam ne nii ñooñu dañ leen di former ngir métier pour métier ñu mën a
génn rek def 2 ans de formation pour mën a en fait dem ci marché bi mën a liggéey am na au niveau donc du sud aussi yoo xam ne ni au niveau de l'enseignement supérieur créé nañu loolu na noonu orientation scientifique nag moo nekk li nga xam ne ni moom mooy politique bi fi mu jëm mooy fexe ba créer des techniciens ak des scientifiques bi ma ñëwee ni États-Unis dama dem ci yenn école yenn université ma gis ni loolu moo fi ne maanaam STEM la ñuy wax ñoom STEM bi mooy lan mooy science technology engineering and math donc même chose donc que le Sénégal donc au niveau international donc on veut produire des élèves yoo xam ne nii dañuy mën a compétir au niveau global au niveau donc mondial produire tuñu ay élèves yoo xam ne dañuy compétir au niveau local ou bien au niveau sous-régional mais dañoo bëgg a produire des élèves yoo xam ne bu ñu génnee dañuy mën a la ñu jàngoon ak fa ñu jaaree dañuy mën a compétir ak ñoo xam ne ni ñoo nekk au niveau international au niveau donc des États-Unis école boo dem fii ci États-Unis dem naa fi école yu bari au niveau donc secondaire au niveau donc université au niveau secondaire surtout mais gis naa ni loolu moo nekk li nga xam ne ni tey loolu la ñuy wax maanaam science la ñuy wax ak technology ak engineering ak math STEM loolu la ñuy wax Sénégal orientation boobu la ñu jël bañ ñi nga xam ne nii ñooy doomu réew mi nekk ñoo xam ne dañuy nekk en retard par rapport ak ñi nga xam ne nii ñu ngi nekk dans les pays développés seenum njàng am orientation jëm ci loolu kon ci dëgg-dëgg wax dëgg ko waxal yàlla waxal sa boom wax ndax ngir dëgg rek tax ci wàllu éducation moo xam ci enseignement supérieur la moo xam ci enseignement éducation nationale la am na jéego yu rëy yoo xam ne nii am na fa man damay jàngale ci université ba université boo fa daan dem musuma dem Sénégal ci dem ma université mais fu ma mësee dem université dem fac des lettres wala dem fac droit damay bañ sama bopp bañ sa université tilim salté yàqu kenn peinturul kenn deful dara mais tey boo demee université c'est vert partout c'est vert building yi yëpp peinture nañ ko yëpp defara donc on crée benn atmosphère boo xam ne nii day permettre même un cadre de vie permettre même à l'étudiant de s'identifier à son cadre et que li ñu wax ci njàng ak ci jàngale nit ki moo xam xale la moo xam mag la fa nga xam ne nii fa ngay jàngee su fekkee ni dafa salté les conditions nekkul loo xam ne nit mën na faa ne sa évolution ak sa production day impacté wu ndax ci loolu kon boo demee tey université da nga xam ni yaa ngi ci biir université ndax gis nga atmosphère boo xam ne nii atmosphère université la moo xam ci wàllu gazon la moo xam ci wàllu ay bâtiment la moo xam ci wàllu outil la moo xam ci wàllu ay nit lu ñuy defar la ngir yokk pavillon yi nit ñi fu ñu mën a dëkk ngir yokk lan ngir yokk aussi salle de classe yi ngir yokk amphi yi loolu ay effort la yoo xam ne nii mi ngi am ci biir Sénégal leneen li ci raw mooy fi ñu gisee ni kat Dakar rek mënatu la absorber en fait le nombre d'étudiants yi nga xam ne ñu ngi génn après le bac la décision a été prise au niveau du gouvernement de créer 6 universités yoo xam ne nii financement bi jógewul fenn ci budget état bi lay jógee amul lu ñuy jël bitim réew ngir créer université yooyu université Amadou Mahtar Mbow université Sine Saloum ak yeneen université yoo xam ne nii créer des universités yoo xam ne nii dafay jublu aussi ci orientation scientifique bi nga xam ne ni wax naa ko sànq ñi nga xam ne ñoo war a fël ci wàllu agriculture ñu dem fa nga xamee ni mooy Sine Saloum dans le bassin arachidier créer université yoo xam ne nii bu ñu créer des ñoo xam ne nii ay ingénieurs lañu dans le domaine de l'agriculture ñooñu ñu mën a jëm ci bërëb boobu ndax bërëb boobu fa la mbay ma nekk fa la mbay ma féete créer université à ce niveau là au niveau du pétrole pour ce qui est du pétrole créer institut boo xam ne nii mooy permettre ak doomu réew mi ñu mën a am xam-xam bi am xarañ ci jànge foofu ci institut boobu pour mën a xam mbirum pétrole mi fa mu jóge ak fa mu jëm ak la ko nan lañ ko war a lijjantee kon y a une politique, il y a une cohérence, n'est-ce pas? Il y a une cohérence dans les stratégies, il y a une cohérence dans les démarches, il y a une cohérence dans les orientations. Sëñ Fallou ba tax na ku ko xool gis ni wax dëgg am na fu ñu jëm foo xam ne nii njëriñu askan wi la. Voilà, on est en 3 minutes. ñu bëri nag ñu ngi woote mais malheureusement temps bi njëtt nañu. C'est fi ñu toll 3 minutes moo ñu dese xanaa ma jël ñaari auditeurs rek ñu gàttal après ngeen tontu leen tëjaale bisimilah mbokk mi rapidement. asalaamaaleykum. maaleykum rapidement sëñ bi nga baal temps bi dafa ñu. waaw El Hadj maa ngi nuyu Ndanga Ndaw ak weneen Ngor. dama bëggoon ne la laaj. ne président Macky Sall li mu daan campagne état de droit. patrie avant parti. d'accord. yooyu. fu mu ko teg jërëjëf ñu jël keneen allo rapidement.
allo sëriñ bi non kooku yiwul voilà donc en 2 minutes sëñ Fallou sëñ El Hadj bisimilah rapidement ngeen tàgguwaale ku ci tontu rek tàgguwaale. waaw merci El Hadj xam nga kii woote léegi malheureusement joxewul turam mais maa ngi koy nuyu de toute façon. dafa wax ne état de droit. ñoom li ma jaaxal ci Sénégal mooy tey jii nii nit bu nekkee dans l'opposition wala mu nekk ci fu mu mënti nekk def loo xam ne dafa jalgati yoon tag ci dal ci kawam ñu ne dañ koy politiquer ñu ne dañoo violer état de droit tey jii nii li am mooy cas yi nga xamante ne moom la ñuy faral di gën a wax mu ci gën a fës. Je prends l'exemple du cas Khalifa Sall. Il n'y a pas un seul souteneur de Khalifa Sall boo xam ne boo xëy akulaayu taalaam du la wax ne la Khalifa Sall deful dara def na mais comme def na yoon teg na ci kawam mais qu'est-ce qu'on veut. D'accord. bu yoon tegoo ci kawam ñu ne. temps bi njëtt nañu dañoo violer état de droit. temps bi njëtt nañu ñu ngi leen di ñaan ngeen ñëw. dama bëgg dinaa ma jox sëñ Fallou mu tëj mais dama bëgg daal. ñu delloo si waat xel yi xam ne. D'accord. kenn toogul ñàkk a def. yoon dal sa kaw ku def nag bu yoon dalee sa kaw dëgg-dëgg. jërëjëf loolu kenn amul luñ ci wax. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di leen nuyu di leen jaar. jërëjëf El Hadj jërëjëf ni nga ko waxee noonu la ku mel ni Cheikh Bamba Dièye nga bëgg jël réew mi yore réew mi naan magistrat bi yàq magistrat xam nga loolu dëgg du yoon nit ki loo bëgg dara war ngaa mën a am taxawaay bu toll nii nga respecté sa moroom ci bañ koo dëkkal fu mu dëkkul bañ koo teg ci daram loo xam ne nii wayooyu ko. D'accord kon ñu ngi lay gërëm El Hadj. voilà waxtaan day gën a continuer. jërëjëf. jërëjëf voilà donc moo doon heure bi nga xam ne nii APR Benno Bokk Yaakaar ñu leen di jaajëfee ci wóolu qualité bi ñu am ci sunu Afrique rajo jërëjëf mbokk yi ñu doon woote tamit bisimilah.